ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. C'est un immense plaisir de vous retrouver amis internautes de Sunugal 24 mbégte li ñuy am di ànd ak yéen ci suñuy programme di leen jaajëfal ci topp gi tànneef gi ak kóolute gi comme ni ñu koy defee rek saa su nekk xool li nga xam ne moom moo di actualité ñu ciy waxtaan ngir mën leen jox li nga xam ne moo di information bu baax bi ku ne xam ne nag Sénégal jamono ji li fii actualité bari na waaye du ñàkk tey jii dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a waxtaanal laaj leen ci seen point de vue seen taxawaay ak lan moo ci seen gis-gis ñu dalal fi ndaw loo xam ne bu ñu waxee turam dina am fu ñu ko ràññee waaye itam tey dañu koy andi ci beneen fànn boo xam ne mu di nit boo xam ne dafa ñëw taxawaayu mbokk taxawaayu jàppale ki nga xam ne mën nañ ne sëram la taxawaay itam ki nga xam ne moom moo di artiste di Papis Baldé moom la ñu dalal tey di doomu Kolda Papis maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi ak ami internet yi Sunugal 24. maa lay fay Sister Eva di nuyu Sénégal. di nuyu waa Sunugal 24 di kontaan ci invitation bi di nuyu waa Kolda yëpp di nuyu képp ku yeewoo Fuladu maa ngi lay nuyu di la bëggee di la char waaw di kontaan ci yéen di kontaan ci émission bi di leen wax kontaan naa ci dalal bi macha allah am nañ mbégte ñun itam partagé ak yow li nga xam ne moom moo di plateau bi tey ñu war fi tënk ay points yoo xam ne waxtaane ko sa carrière dina ci bokk waaye itam li nga xam ne moom moo di coow li ci Sénégal actuellement yaakaar naa ne lu jig njaak li olof yi wax mooy jaak te comme doomu Kolda nga taxawaayu frère war nañ la ci mën a laaj lan moo ci sa gis-gis mu di mbiru Dieyna Baldé en tant que frère ban taxawaay ngeen ci war a am ak ndaka ngeen jàngate mbir mi. waaw taxawaay biñ ci am mën naa ni affaire bi dafa bette quoi. man ni ko ñëpp yëgee laa ko yëgee parce que man je crois mercredi laa jógee Kolda parce que maa ngi fa woon depuis Tabaski quoi. doon def benn tournée ci dëkk bi. ay concert yu ma fa amoon. am na date yoo xam ne sax yeggul parce que taw bi foofu dafa bari quoi. ndox bi dafa bari foofu. waaye parce que ñun Dakar la ñu basé. waaw Dieyna ni mu fi nekkee xale taxawaay fi taxawaayu Kolda noonu laa nekkee xale taxaw fi taxawaayu Kolda yaakaar ñu nekk ay xale. ni ma ko déggee nag nekk na affaire boo xam ne daf ma touché noonu la touché Kolda gi yëpp franchement. parce que man sax mun naa ne ci ay appel laa ko yëgee dama doon nelaw. comprendre moom ma gis parce que man Kolda ñu bari su ma bindee seen tur rek dama ciy teg Kolda. mais bi ma gisee appel yi mu bari rek laa ni peut-être am na lu xew. par la suite nag lañ ma informé loolu mu nekk lu ma touché. lu metti Kolda nag loo xamante ni tey parce que bu ñu nee Dieyna Baldé su ko dara laalee rek day mel ni Kolda la. parce que Dieyna nekkatul Dieyna boppam Dieyna Fuladu la quoi. Kolda dañ koy bàyyi xel nekk ñu ko sopp aussi. parce que Kolda dañ nekk dëkk boo xam ne aussi dañuy sott. dañu bëgg seen doom ba tax na duñ la bëgg a dégg ci yenn yi daal. waaw xamuñu nag yàlla moo xam. li xew ak li am. waaw Papis mënu ci sori parce que xamul lu nekk ci biir. ak lan la waaw mais daal. niñ ko déggee daal métti nañu quoi. touché nañ ñëpp franchement. ñu bari ne Dieyna amul taxawaay wala peut-être encadrement bi mu waroon am ko en tant que frère wala en tant que nit bu nga xamante ne ni Kolda yéen Kolda lan moo fa am sax parce que gis naa ci commentaire yi à chaque fois dañu naan que voilà Kolda à chaque fois Kolda lan moo fa am. waaw métti nañu quoi métti nañu trop parce que même man gis naa commentaire yi fan yii yëpp du ma nelaw affaire bi daf ma déranger. mais li tax ma wax en tant que artiste. nekk koo xamante ni tey ñun Kolda dañ ñuy safoo bëgguñu suñu nekkee Dakar dara dal ci doomu Kolda Papis Baldé toog ci ruxam rek mën nañ ma jàppee sax benn hypocrite. wala nit koo xam ne gëmul dëkkam. xam nga parce que suñuy maam liggéeyuñ fa loolu quoi. waaw commentaire yi ni ko ñëpp jotee lañ ko jotee mu metti ñu trop loolu amu fa Kolda dafa nekk dëkk boo xamante ni. billaahi wallaahi gan la ñu gën a fonk. que ñoom seen bopp. kon li dal Dieyna noo leen ko mën a tuddee. xale la boo xam ne moom moo toogul fu mu war a toog wala nattu la wala lan ngeen ko mën a tuddee. nattu mi ngi ci manque de encadrement aussi mi ngi ci. parce que tout le temps man problème bu may laaj yëpp staff bi laay laaj
mais boo demee ba nga xam ñu ne la diw ak diw wala dara diw ak diw la nekkaloon rek da ngay xam ne aussi manque de encadrement mi ngi ci quoi. parce que xam nga Dakar ñun fii lañ nekk ci showbiz yow xamante nañ bu baax am na fu ñu xamante. parce que man jaar naa ci ndaanaan yu mag fii awu leen. comprendre nga. du ma gan ci musique bi. mais Dakar dafa nekk loo xamante ni pour nga dugg ci dara rek dafay yomb. moo tax man bi ma demee ba Kolda jox ma bopp waaw am fuñ ma teg dama am lu bari loo xam dama ko moytu. ba pare ragal ko. comprendre nga waaw mais affaire bi daal ci départ bi la woon quoi. ci départ bi comme lan. départ bi par exemple moom bi muy jógee Kolda am na lu mu ñëwoon représenté Dakar. ci jamonoy seen petit gàllé. waaw loolu drapeau Kolda la ñëwee pour man. moment bi mu fa jógee Kolda moo ëpp autorité. ay kilifa yoo xam ne ay borom daraja lañ. ñi fiy def teraanga fii Dakar ngay dégg yëpp ay Koldoise lañ. comprendre nga pour man moment boobu ñëw na représenté Kolda jóge na ci waroon na am benn kilifa boo xam ne dina ko mën a récupérer ñi ngi ak ay kër yu baax fii dëkkal ko fa. parce que deret la mbokk la ñoo bokk Kolda. soo ko fàttee sa kër dafa mel ni sa doom nga. mais est-ce que loolu c'est forcé aussi. parce que du moom kase moo demoon seen petit gàllé du moom kase moom moo fi nekk ci milieu bi doon xale di woy. xam nga fan laa lay waxee dama ne dafa ñëw pour présenter drapeau Kolda. bu ñu doon fukk tamit dañ leen waroon récupérer xam nga xale la mënul yóbbu boppam fenn. moment boobu laa wax ci jamono boobu. mënoon nañ ko récupérer xool nan lañ ko mën a cadrer ba jàppale ko. mais dans tout ça autorités yi defuñu li leen war dans tout ça ay parents am anañu. ah mais. loolu peut-être ñoom la pour man quoi bu autorités yi deful lu leen war ay parents am aussi am nañ ci part responsable mën nañ def leen war parce que xam nga man sama waajur bu góor dundul góor la am naa possibilité pour def lu ma neex Dakar damaa war a génn ci musique bi góor la ñeme naa am naa fit def lu ma neex mais boo amoon tey doom bu jigéen waaw peut-être mu nekk ci milieu bi Dieyna nekk am âge bi mu am waaw peut-être am opportunité bi mu am yaa ngi wax sànq loo xam ne mooy bi mu génnee seen petit gàllé bi ko monsieur Diop récupéré xañ na li nga wax kon foofu la coow li démarré est-ce que bu doon sa doom di nga ko bàyyi pour la première fois mu dund boobu dellu si waat dundaat lii donc ci côté boobu laay waxee non est-ce que parents yi comprendre nañu en fond aussi xam nga tey Sénégal li ñuy wax nañu wax dëgg bi rek te dee quoi par exemple am na ñoo xamante ni tey est-ce que amoon nañu moyen pour téye ko loolu tamit mi ngi ci tey man su ma ñëwoon jël sa doom nga am ci man confiance même soo ma waxee ni ma dama la ko bëgg a téyel confiance bi rek laay demee mais man waxuma problème mu ki ko téye ak ci ki mu nekkoon ci problème mu fan laay waxee maanaam moment boobu mu foofu la trop tard ci départ bi ci départ bi lañ ko waroon am encadrement bu baax ñu xam ne xale la opté na def musique maanaam olof dafa naan yar bu tooy jubbanti ko balaa muy wow foofu laay waxee maanaam départ bi lañ ko waroon teel a encadré maanaam kilifa yi jóg comprendre nga maanaam li ñu deful loolu laay wax ne foofu la affaire bi démarré maanaam ci départ bi mu jógee seen petit gàllé ñu xam ne xale la dafa bëgg musique te opté na pour def ko te am na talent comprendre nga moment boobu la ndimbal bi waroon commencé ki koy téye ko ñu teg ko ci condition bu baax am na ñu ko dimbali kay monsieur Diop Iseg dimbali na ko waaw mais Bril dimbali na ko waaw d'accord mais ñu bari dañu nekk Dieyna moo sikk donc côté boobu dañuy ñëwaat ci côté éducation de base bi non côté boobu moom leeruma ok waaw Dieyna dafa sikk wala sikkul comprendre nga man l'essentiel ñoom ñaar ñëpp maa ngi leen di suivre. ñu nekk ay nit ñoo xamante ni muy Bril muy Dieyna Sénégal daf leen soxla. Dieyna ban base la am Kaolack Kolda du moins base am Kolda daka la demee lan moo fa am. comme base am ndax am na public foofu. lan moo waral peut-être mu jàppee boppam benn star bi. teg boppam niveau boo xam ne départ bi dama la wax ni la. Kolda dañu nekk ni ñoom ñu bëgg seen doom moom laa wax ci départ bi. man mii foofu laa ëpp activité. xam maa ngi naan la bi ma ñëwee yàggul am naa fa 3 dates. bi ma demee dama dem benn date bi laa joué yeneen ñaari dates yi dëkk bi bëri ndox ma ñibbisi. ñun bu ñu demee dañuy teeru comme président dañuy respecté delloo ñu lu ñu moom. mais man du tax ma aj lenn. su ma ñëwee damay continuer suma liggéey. comprendre nga mais côté bi may gën a waxee mooy tey man boo gisee ma dugg ci autorité yi. peut-être li ma mën a dëkku est-ce que Dieyna mën na ko dëkku. comprendre nga. parce que man autorité koldoise yi nga xamante ni tey Dakar dañ leen di tiitaroo man am naa album boo xam ni ça fait 15 titres 1 an mi ngi studio mënul génn. kon tamit ñàkk jàppale am na ñàkk taxawu am na
mais man taxul ma jaay suma ngor wala ma dem dugg ci lu ma mais parce que du forcément ñoom ñu jàppale leen. mais du forcément. mais xam nga lu tax boo jooyee rek jooy nga fi nga war a jooyee. tey ku ma fekkoon ci beneen nangam may jooy da nga naan lu muy fi wut. tey soo ma fekkoon yow bureau Mame Boye Diao looy wax dem na fi mu war a dem. parce que ñoo bokk dëkk. mi ngi defal ñeneen teraanga moo ko liggéey ba am ko. mais ñun doomu dëkk bi lañ dañu amee suñu projet dañuy dem imposer ko ne ko lii la ñu am bëgg. dañu koy defal te yàlla tax. bu nu ko defalul ñu xam ne defaluñu ko. mais mi ngi koy defal ñeneen. d'accord ci Mame Boye ci Doura Baldé ku ci nekk xam nga suñuy projet. mais dañu war a jàppale jeunesse Kolda man problème boobu la am parce que Kolda tey dafa nekk benn dëkk boo xam tey boo fa duggee tey automatiquement liggéey sax dafa manqué. tey Kolda liggéey dafa manqué. liggéey manqué na fa. autorités yi jàppalewuñu leen. mais est-ce que mën na justifier acte bi nga xam ne moom la Dieyna def. man mënu ma taxaw ci acte Dieyna xam nga tax mënu ma ci taxaw carrément. parce que acte Dieyna dafa nekk benn affaire boo xam ne wax naa la ni la man su fekkoonte ni moment bi muy nekk Petit Gallé amoon naa dogal ci moom. moment boobu lañ koy wutal encadrement bu baax parce que lii yëpp dama ne la manque encadrement la. comprendre parce que showbiz dafa nekk loo xamante ni boo amul xaalis amoo moyen demal nga toog amoo jàppale demal toog da ngay sonn rek. parce que fii loo fi gis dafa am yoon booy jaar. comprendre côté bi ma lay waxee voilà côté boobu moo tax ma ne la man ak moom peut-être li ma mën a dëkku peut-être mënu ko dëkku parce que dañ fi nekk ñun ñaar ñëpp di représenter Kolda. peut-être fréquenté wuñu nekkuñu mais man Kolda moo ma ñor parce que lu ma tëgg bu beesee sax Kolda laay dellu. kon ñoom bu ñu jàppalee war nañu jàppale bu ñu jàppalewul it ñoom la. mais terewul ñun man damay nekk ci li ma war a nekk quoi. d'accord comprendre nga fi may waxee. man côté boobu laay expliquer quoi. moo tax man la lépp ci départ bi la. ay parents am def nañu ou defuñu seeti nañu diw wala seetiwuñu diw mais man dama wax li nga xam ne moom laa gis dama ni moment bi nga xam ne nekk na xale génn. moment boobu nga xam ne dem na ci public bi yëpp gis nañ ko. xool ko xam ne xale la am na talent moment boobu lañ ko waroon récupérer nag defaraat ko defaraat bi mooy ci lépp staff manager bu baax ba pare teg ko fu baax. est-ce que gis nga ne instant bi defaraat Dieyna mën na yomb si bëtu sénégalais yi. mais àdduna fii lu ne am na fi nit naan na sàngara xëy nit bàyyi ko voilà. lu ne am na fi. mais kaawam dafa grave parce que à chaque fois xale boo xam ne 19 ans lay am ñu koy dégg à chaque fois ci affaire mœurs def nañ ko fi ak Diop Iseg ñëwaat ak problème bi nga xam ne ak ki nga xam ne nee nañ moo ko doon produire di ko jàppale mu di Bril coup bi ni mu demee ndax yow d'accord nga ci Dieyna ni mu monté coup bi pour affaire infidélité wala bu doon yow sa gis-gis ndaka ngay réagir. non ça veut dire xam nga côté bi may waxee mooy. man mooy li ma la wax léegi non bu daw affaire yow demal rek. non man du ma daw yow xam nga ma waaw man dama nekk nit boo xamante ni. man Balde laa sant. Balde. yow ay Balde ngeen. waaw gaynde laa man du ma. Balde yi dañoo ay gaynde lañ. donc voilà c'est suñu maam gaynde la. léegi benn affaire laa lay expliquer côté boobu. xam nga sànq dama la wax ni la. man am naa problème nekk doomu Kolda am produit. boo xam ne mi ngi studio album bu def 1 an. te kii Mame Boye Diao Abdourahmane Baldé Doura ñiy def teranga Dakar fii ñëpp ku ci nekk seeti naa la nekk doomu Kolda comme yow pour nga dimbali. il paraît que ñoom liñ la dimbaliwul metti na la de. non du cadre de liñ ma dimbaliwul xam nga fa laa lay waxee. moo tax ma la lii man moom xam nga affaire production la moo tax ma indilaat la production. xaw ma lu fa xew mais tey daf koy produire. est-ce que bu amoon moyen am dinañ ko produire. ñu waxtaan. est-ce que bu fekkoon moom am na moyen dina dem ñu koy produire. mais histoire bi li xew lépp ci biir ñoom waxuñu ko. waaw moom mu ngi noonu ñun xamuñu li nekk ci biir ñu yor affaire yi ñoo xam ne ci biir. mais acte bi Dieyna def laa ne la yow. waaw bu doon yowee ndax noonu ngay defee. déedéet pour lan may def loolu duma ko def parce que man au moins que tey mooy li ma la wax dama ne la moom Kolda la représenté. nekkatul benn Dieyna dafa nekk Dieyna Fuladu. kon moom bu naree def dara sax wala mu nar a dugg ci dara rek war na bàyyi xel dëkkam. parce que dëkkam dañu nekk nit ñoo xamante ni lu leen déranger dafa yomb. parce que ay bañkat lañ. Kolda comprendre nga. man chaque jour moo tax mooy moytu pour dugg ci erreur wala ñu ne Papis Balde def na lii dama koy moytu. d'accord waaw conseiller bi ma koy jox man bu ci jugee ñu cadré waat ko defaraat ko. parce que àdduna ku ñu mënul delloowaat ci société bi amul. nit def na ay at ci prison yi ñu delloo ko ci société bi. comprendre nga. nit naan na sàngara di daanu ci mbedd yi ba kenn nawlootu ko ñu jëlaat ko dugalaat ko ci public bi. comprendre nga. kon man du ma viser que ni def na lii wala dund na lii rek déedéet mën nañ ko dimbaliwaat mu ñëwaat. comprendre nga taxawu ko jàppale ko. yéen ban taxawaay ngeen ci war a am yéen ndaw Kolda yi nga xam ne bon supposons ay frères am ay sœurs am ak yéen ñi nga xam ne voilà. taxawaay bi yéen ay porteurs de voix ngeen. taxawaay bi moom du lenn. lu dul Bril jéggal ko amul feneen fooy dem. ñaari sénégalais ñoo jote. comprendre nga
ci kenn ki nga ne dem mu jàpp ne dañ ko tooñ. ci kooku ngay dem ñaan ko. man su ma kon nangu ngeen ne Dieyna moo tooñ. non déggoo lu ma la wax kan lañ téye Dieyna. kon yoon noonu la wone moo tooñ. xam nga. léegi kon moom bu ma sañoon autorité kolduwaas yi sax ak kilifa yi Kolda yi képp ku mu mënti doon ñu mën na ñaan Bril à part ñaan Bril amul leneen. Bril ngay ñaan mu mën a retirer plainte am war a mu dem jàppale. mais gisoo ne tamit war nañ ko mën a yar parce que affaire mërsaat li waa ji waxoon sama maama ma violé sama nijaaya ma sàkku mu ñëwaat am fitu menaces yi nga xam ne moom la def pour wane ay vidéo jàmbur donc loolu aussi bu fekkee voilà aussi noonu laa ko déggee buñ ko ci bàyyee noonu est-ce que ëllëg du amaat fitu defaat leneen xam nga man aussi noonu laa ko déggee rek comprendre nga problème cas bi ni ko nit ñi déggee laa ko déggee tiimu ma dossier fekkewu ma bi muy am ça veut dire dafa dal ci koo xam ne dañoo bokk fi ñu jóge mais yàlla dimbali na ma man du ma ànd ak kuy tooñ comprendre nga man su ma jabar rek su ma doom ku tooñ man du ma ànd ak kuy tooñ mais dama ni bu fekkee moom moo tooñ nañ autorités yi wala kilifa yi kolduwaas yi ñu jóg pour ñaan Bril mu mën ko jégal. Bril tey boo amoon loo koy wax lan lay doon parce que ñu bari tamit ñi ngi naan que Bril dafa yey bopp xale bi. jël ko fat ko nangam loolu aussi. te Dieyna magum jëmm la nit bu dem ba am doom. Bril moom xaw ma ko 100% et puis ci liggéey rek laa koy gis. saa bu ma ko xëyee maa ngi koy gis mi ngi def produit yu nice di génne. kon donc bokkuma comme yenn sénégalais yi di seede ci nit loo xamante ni ndekkee wu ma ak moom añandoo wu ma ak moom di ci bàkkaar parce que dee gi dafa gaaw de. da ngay xëy ñu la nit wàcc na. kon donc lu ma ciy wax dafay leer mais li may wax daal mooy Bril man dama koy ñaan su ko mënee jéggal te yàlla rek tax mu jéggal ko. Dieyna aussi bu génnee ay kilifaam toog ñëpp toog ñu mën ko jàppale tegaat ko ci code. waaw parce que àdduna nit day juum rek nga dimbaliwaat ko mu dem. parce que nekkul ne juum na rek bokkatul ci société bi non non. waaw sénégalais yi point de vue biñ ci am kenn ku ci nekk ak sa xalaat. ak ni ngay waxee. am na ñoo xamante ni kii la ñu àndal am na ñoo xam ne kii la ñu àndal. mais man dëgg laa àndal. d'accord ok mais da nga mel ni da ngeen mere Mame Boye Diao parce que sànq ba léegi gis naa la yaa ngi wax Mame Boye Diao xam nga. merewu ma ko. comme si voilà dafa am benn haine wala loo ko teewal en fait. man du ma mere benn doomu Kolda parce que pour dara sax am na benn affaire boo xam ne bokk nañ ko man sama yaay Diao la sant. kon Mame Boye buñ ko toppoon di jaay la ci man sama papa sant Balde man li may wax mooy li ma déranger. mooy Kolda dafa am kilifa yu fa nekk directeur u rajo yeeg ñëpp koo dem mu ne la demal ci Mame Boye mu dimbali la sa projet album parce que dama doon génne ay single def ay single tout le temps di fa dem di def ay programme nit ñi bëgg ma jox ma cër bi ma moom. Mame Boye recevoir na ma bureau ñu toog mu jox ma kàddoo mais kàddu bi ma jox te defu ko moo ma déranger. ok xam nga tey yow. dalaa dunduloo yaakaar ba ngay. voilà mu mbasati la. mu mbas ma ba pare dund yaakaar boobu mu ma def 1 an. dimbali na ci benn nit 3 fois te man yaakaar bi daf ma ne ma ñëwaatal ma ñëw ñu ne ma woo ko ma koy woo jëlul ma message ko répondre. est-ce que du sa kanam a ko neexul. xam naa wala xaw ma daal noonu mën na nekk. nga jógee fi dem ci Abdourahmane Balde Dura même chose laa fa dund. Dura recevoir na ma ñaari yoon benn bi gis na ma fii Dakar ci weeru koor gi hôtel fa ba daje nañ fa Kolda. yàggul même pas une semaine. toog ci hôtel bi waxtaan. mais daal koo ci wax sa problème ba pare te man Dura sax foofu laa gën a am lu ma metti. Abdourahmane Balde Dura parce que nit ku ko jege. ba ma ñëwee nekk doomu Kolda mu nekk doomu Kolda ñu expliqué ko sama projet ne ko dafa nekk studio yi pare album pour ñu jàppale ma waa ji dafa ne ma il faut nga woy ko. nga woy ko moom mu soog laa jàppale il faut ma woy Dura. patron am. moom mu jël woy bi mën nga yóbbu ci waa ji pour waa ji dimbali ma. d'accord kon ñoom defuñu te yàlla tax. déedéet bi ma léegi nag sama staff bi ñu waxtaanee dañ ne ma comme xale nga jaamul sa soxla ma woy ko woy wu rëy nag. mais moo ko woyee xamuñu waa ji def. Dakar fii la waa ji nekkoon ak man woy bi génn dimanche lundi waa ji ñibbi na Kolda ma woo ko mu bloqué ma. te jot na ci woyu ba pare. jot na ko ba jox ko patron bi Dura. ku jege Dura la man toog naa ak Dura mais rus naa yàq. moo tax ma nëbbu ko mais dama dem ba dama sës. d'accord ku ko jege la ñoom ñaar ñooy nekk matin soir moo ma def loolu. léegi ana woy wa. wa génn wala génn guddi. woy wa génn na loo ci mën woy wi génn na. dañ laa tendre piège. barke semaine passée bi ñu toogee di waxtaan ak Dura loolu la ma wax war ma dimbali ñu expliqué ko ba pare mu ne non naa leen jàppale la ñu waxaat daal di dem. ba pare di dem ba mu yàgg ne ma woy wu neex nga ma woy parce que mi ngi koy dund ci xolam. ok
mais woy bi moom xamul lu undu woy bi nit moo bëggoon mu dimbali moom mu def mu piège ma noonu. d'accord maanaam li nekk Kolda dafa bari. est-ce que amul lu mu jox waa ji yëpp ci poosam. non joxu ko parce que dura buñ toogoon bu ko joxoon dina ma ko wax. joxul waa ji. ku ko jege la. d'accord comprendre nga. mais daal li may wax daal mooy. Dieyna daal jigéen la. te damaa jàpp ne jigéen moom ak lu mu munti demee yàlla moom moo bëgg ñun ñuy yërëmante. di suturaanante surtout jigéen la juum na nit mën na juum 7 fois. nit ki Dieyna li mu def nit mën na dal nit. àdduna bi fi léegi mi ngi dem rek lu nekk mën na la arrivé parce que dund bu sotteegul lu ne xaj na ci. lu ne xaj na ci. voilà man du ma jël dara rek ne non 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 déedéet man boole naa ci ñaar xale la ak ñàkk conseil. parce que tey bu ñu waxee ñaari nit nga ciy dégg déggoo staff déggoo manager kon nga xam ne encadrement am na problème. yooyu mais frère am bi nga xam ne moo di Ali Balde tamit. waaw. moom moo ko doon dugal si yooyu. waaw mel ni ku koy commercer. waaw mi ngi en tant que frère. waaw mi ngi noonu. léegi kay am na encadrement bi mu am a baaxul. boobu de dégg loolu laa wax encadrement baaxul. waaw xam nga nee naa la bi ma déggee yenn encadrement yi ñu ne diw la nekkal laa ne encadrement. boo yoroon sa rakk boo bokkal ndey ak baay te yow di nga ko jaay. non te jaay pour lan. di ko dugal si yenn affaire affaire àdduna. waaw non jaru ko mais xam nga li ma ci gën a yëkkati mooy Kolda bi nga xamante ni ñun moom la ñu am. suñuy papa juge fa suñuy yaay juge fa. lu nekk turu Kolda bi daal. waaw liñ ci taqal daal moo la métti. waaw daf ma métti quoi tey ku kii rek du ma ciy dégg ay mots yoo xamante ni dañuy dem ba sax di songaale jigéenu Kolda. waaw parce que gis nañ commentaire yooyu. billaay wallaay en fait bëgguma wax ci plateau bi parce que mën na jur leneen. waaw mais gis nga commentaire yi lu ma métti la. parce que jigéenu Kolda billaay wallaay xool dañoo diiñ man suma yaay Kolda la jugee ci jigéenu Kolda la bokk. kon man du ma d'accord di nangu ñuy jël jigéenu Kolda di teg lenn ci kawam. xamuñu lu dul liggéey boo demee ñi ngi ci faro yi dem na ci ñoo xam ne dañuy ñëw Dakar jëndi bagage fu ne la ñuy dugg di liggéey. comprendre nga bu benn affaire ñëw rek ñu généraliser Kolda amul ay lu ñaaw quoi. tey bu ñu fa demoon nga dem fa man ak yow ak lu ma fa dëkk yow la ñuy gën a toppatoo. parce que dañu bëgg gan. d'accord comprendre nga Kolda amul lu ñaaw lu rafet moo fa nekk. nit ñi nañu bàyyi bu problème amee rek ñu jël dëkk généraliser ni ñëpp nii lañ mel. loolu amul Kolda. bañ na ko ba saare sukaabe la ñuy wax dëkku jeune. nit ñoo xamante ni liggéey la ñu xam tey Kolda amul usine amul benn entreprise boo xam ne mën nañ la wax ni la jeunesse Kolda fii dañuy xëy. mais point boo dem fekk nga xoolal lu ñu ñàkk lu ñu leen dimbalee lu ñu ñàkk lu ñu liggéey teg nañ seen i Jakarta ak angle boo dem Jakarta ñi ngi taxaw parce que booy yi bëgguñu taxawaalu ñi ngi dóor seen waar bien vrai que kenn jàppalewu leen ndax suñu autorité koldoise yi ñu am ñoom ay samba alaar lañ àll be leen di gërëm. tey loo millions yi ñuy jël di daw ñu tuddee la dara nga dem def ko fa boo demoon mën nga créer benn affaire boo xam ne fii jigéen ñi dañ fiy xëy fii góor ñi di fi xëy. Papis du casse pour intérêt personnel am mais dafay casse pour jeunesse su Kolda. comprendre nga mais dañu war a yërëmaat population bi yërëmaat nit ñi tey bu ñu demee ba naan Kolda lii wala Kolda laa à cause de suñu autorité koldoise yi ñoo des balaa maa xeex pour toog ci mairie bi ku ci toog ci mairie bi boo moytul di nga fi def li fi waa ji deful. tey da ngay ñëw dimbali jeunesse bi ñoo mën a taxaw. tey fii ku fi gërëm Mame Boye Diao wala nga gërëm Doura Baldé safewul. pareegoo ci Mame Boye Diao ay mbokkam ñoo ko war a gërëm ni ñu ko war a gërëmee mooy jeunesse su Kolda bi la ñu war a dimbali ñu liggéey ñun ñu ngi bàyyee ko Kolda lu ñu indi Dakar. d'accord ba tey ñu des ci sa carrière parce que gis nañ la fi yow ak Soriba yéen a doon ànd ngeen jékki-jékki yéen ñaar am problème séparé wu. problème mooy la. problème bien sûr. waaw yow. da ngeen am problème yow ak Soriba. amuñu problème fu ñu gisoon Soriba dañuy gis Papis Balde. mais lañ def nag. waaw non loolu doo ma ko wax man. voilà boobu sa diggante ak Soriba doo ma ko wax. kon su ma toogee ne la yow ak Soriba da ngeen am problème fu leer laa ko teg. non amuñu problème fan la foo ko teg non amuñu problème. Sori kañ lañ déggante. bi yàggul même pas une semaine. lu tax bu problème amee ba ku nekk dem waaw peut-être retrouvaille mën na amaat ngeen dem. ba waxtaan mais non problème amul. mais yow ak Soriba bi ngeen di séparé wu am ngeen problème. non problème amul. Soriba amuloo woon ak sax man problème franchement parler ñi comprendre Soriba du man la amaloon problème. Papis Balde man ngay waxal de. yow laay waxal tekkil sa weer gis ma ba xam ne man ngay waxal de. non yow laay waxal parce que yow xam nga nu mu demee. xam naa nu mu demee moo tax ma lay laaj nga leeralal sénégalais yi parce que ñu bari tey. waaw nee nañ que Papis Balde Soriba dafa dem ba commencé yëg boppam xam nga. commencé gis affaire yi nu mu demee xaalis baa ngi commencé dugg mu changé fii jékki-jékki benn di Papis Balde. Papis Balde tamit peut-être wax na leneen lu bokkul ak li nit ñi di wax man loolu laay laaj problème bi naka la demee. xam nga man nag boo gisee li tax sama émission yi. dégg naa problème mu xaalis moom bokk na ci. boo gisee sama émission yi li tax bariwul
ñu bari suñ may woo rek dañ may wax bu ma la nee loolu bu ma ci laaj de nga ne ma non moo ma doon yëkkati damay mujj xam nga. mais yow da nga nekk sama jigéen quoi nekk sama xarit. Sori dafa am lu ñu dund lu bari. tey bi ñuy ànd boobu dara amul. bu jógee nañ ci buzz CLC bi. ñëpp fàtte nañu Sori yàlla dogal ñuy ànd mais gis nga yàlla mën na boole ñaari courant maas ko mu tàkk. waaw. plus ak moyen wala ñaari plus. ñaar mën na boole di ñaar xam plus ak moyen xam ñu taal mu tàkk mais Sori sama frère la. yàlla daf ñu boole ñuy ànd lu nice ma koy aw dem nañ fu nekk fu ñu demaan nii tournée sax ñooy bokk benn chambre. Sori Ba. bi Ndeela bi mu ko liggéeyee ba pare man la woo maa awu Ndeela li muy neex yëpp voix yi ngay dégg suuf yëpp maa ko tasaare. comprendre nga kon pël bu yàqu laa mais amuñu problème bi dañu demoon benn soirée moo amoon benn petit détail quoi bu ñu doon mujjee def. petit détail bi woon man ak Sori Ba mais Sori Ba ak keneen la woon. mais am ay affaires yu bari yu kii man nag xam nga foofu laay xam nga ne man daal xaaral ma reculer pour. wax ma lu ma xam de parce que petit détail yooyu man maa nga fa woon. donc Papis Barthélémy rek lay ñëw soxla leeral yooyu xam nga. petit détail boo waxee lu xam ne amul dama naa la Papis loolu amul wax ba li am. am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci écran tamit. d'accord waaw mais lu tax ngeen di nangu affaire xaalis yi ndawaan yooyu. non du xaalis du xaalis. Sori du fay aw kat yi wala naka la demee. non du maa ngi nii di jooy fii léegi naan la autorités yi jàppale wuñ ma. kon kay xam nga dañoo bëgg a génn. waaw xam rek noonu la mais sama frère la ndeysaan. lépp lu fi jaaroon xam nga jeex na. léegi mi ngi lay jox xaalis. Sori waaw. léegi am na xaalis de. est-ce que maa koy jox xaalis. Sori daa mel ni maa koy jox xaalis de. Sori. ndeysaan borom baax la. xam nga ndeysaan jabaram tamit nekk bu baax. quoi Rima ñu ngi koy nuyoo passage. waaw Rima taa ñu koy nuyoo passage. Sori bari semaine passée rek ñu ngi déggante di waxtaan. d'accord kon léegi jubóo ngeen. non jubóo nañ Sori mun ma bàyyi quoi. parce que man maa ngi seexam. non moom xol bi dafa rafet nag. waaw man maa ngi seexam sikki na mais xol bi dafa rafet. dëju l'inter ndeysaan l'international. ba ci bi muy jaale ji di génn ci lañ daje. mën naa ni foofu moo nekkoon suñu. mais xaw tuut ngeen xeex fi nag. non Balde laa sant nee naa la damay xaw a waaw direct yi day xaw a tàng quoi. yéen ñaar da ngeen tàng non ku ne di ñoddi. non mais gis nga yàlla lu muy def comme léegi. voilà jubóo ngeen rek. donc est-ce que pare nga pour delluwaat ci Sori. non Sori kay dañuy diwoo rek. daf may woo ñu daje rek. kon léegi yëg nga sa bopp de. mais Kolda ñoo ma yëkkati nag ñoo ma fal de. léegi yëg nga sa bopp de Papis secret bi lan la. non secret bi dara xam nga rek liggéey rek moo am solo. déggoon naa Assane Ndiaye woyu ka de garab ci kaw lay fekkante. waaw noonu la demee mais bu mu fekkante ci kaw ba nga teg ay mbagg. waaw yàlla dafa bëgg nit ku naturel boo naturel rek mu yëkkati la boppam. tey bu la soxla woon pour nga aw ko si benn peut-être son wala daal est-ce que pare nga pour. dama koy def parce que musique laay def. mu fay la coow bañ a amaat. non mën na ma bañ a fay sax non du xaalis waay bàyyi liggéey def Sori du xaalis moo ñu boole quoi du xaalis franchement. dafa nay nag de du joxe de. day génne xaalis bi dama fay sama perruque bi moom jabaram ji du ñu joxe de. te buy génne xaalis bi di ko yërndu Sori waaw yooyu lay def. ñaata la war a roj booy ñaata laa la jox sax yow Sori Ba. Sori Ba fay ma sama perruque bi yow ak Rima. nañ ma fay sama perruque bi tant que joxu leen ma ko fu ma toog seen der du rafet. ndeysaan mais kontaan naa affaire merci beaucoup trop nice trop man daal li ma yëkkati woon mooy dañoo laal sama mën naa ni mbokk su ma rek laal Kolda. te Kolda man bëgguma ko laal quoi. d'accord parce que moom la ñu am. suma papa man bi ma jur fa lañ ko denc. suma yaay jugee Kolda kon mënu ma nekk Dakar beew ñuy laal suma dëkk rek ma toog fii di aji mbagg non du ma ko nangu. d'accord waaw porteur de voix la waaw ñu yaakaar ma. da ngay taxaw défendre Kolda waaw défendre Kolda. jigéen ñu baax ñoo fa nekk ñu gëm seen bopp ñu nangoo liggéey fajar la ñuy yeewu. barki yonent yàlla Muhammad bëgg gan respecté ko fonk seen bopp mais est-ce que Dieyna bëggul këpp li yéen seen yelwaan loolu këppul yelwaan parce que tamit loolu këppul yelwaan billaahi walaay këppul yelwaan boo demee Kolda jigéen ñi fañ daan nekk ñi ngi fa ba tey civilisé gëm seen bopp mais gars yi dem di fa takki jabar di indi dañ fay takk ku nguluñ ngalañ nañ bàyyi loolu Kolda jàmm fa nekk waaw di ñaanal ñëpp jàmm. merci beaucoup oui kontaan naa projet yi comme yaa ngi ci album boo xam ne 15 titres la. te génnagul instant bi liggéey bi fan la toll. il paraît que démb bi ñuy déggante nee nga ma yaa ngi studio. waaw boobu maa ngi woon studio gisoo ma ni dama rëcc sax waaw maa ngi studio ba tey bàyyiwuma waaw maanaam ñi ngi liggéey daal doo bàyyi. non du ma bàyyi cherche moyen album bi moom comme gars yi wax nañ génnul. maanaam autorités yi nga xam ñoom lañ yaakaar ñun ñi ngi ci yoon bi di cherche moyen bu ko keneen génnee nag seen gàcce la. waaw ndax bu ko keneen génnee ñun tout droit la ñuy def statu Kolda la ñuy dem présenter ko. mais est-ce que du li ngeen di concentré wu ci musique bi kase wala que ngeen dem liggéey. man damay gagné voilà business ci côté boobu business ñëw dugal. bu la kenn jàppalewul nga demal sa bopp business boobu moo tax may fay studio yi. d'accord
man business bi may def moo tax may fay studio su ma leen xaaroon ñoom du ma fay studio. d'accord comprendre nga mais xam nga album tey musiciens yi studio bi yombul. musiciens yi du ñu benn nit dañuy bari man mbalax laay def. musiciens yi studio bi en même temps nga pare war ko génne di mu laaj dafa bari. d'accord loolu benn nit dimbali la sax doyul. waaw looy liggéey nag da ngay dem di jaayante di liggéey di dugal looloo tax ñu yàgg fa. mais nee naa la 1 an ñi ngi ci waaw. ñi ngi ci mais bàyyiwuñu taayiwuñu tout le temps ñi ngi ci parce que dafa am ñu yónni yaa xamtuñu. d'accord yéen ay doomu Kolda ngeen. doomu Kolda lañ ay gaynde lañ waaw gis nga. doomu Kolda yi ay gaynde lañu. bilaay walaay loo ñuy tàggoo Papis. waaw kontaan ci yéen Sénégal 24 Sunugal 24 di kontaan ci ñoom. waaw surtout yow nag yaa ngi def liggéey bu nice yow. macha allah waaw merci beaucoup. yàlla wéral baat bi musal la ci cat. amiin musiba balaa baale ba ci kanam parce que dañ la soxla musal ma ci libaas. waaw libaas waaw gis nga ñëpp dañ la soxla affaire bi nice trop. merci beaucoup. oui kontaan naa nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Kolda. waaw bu wax ji ñagasee ñu jéggal ma ko. waaw bu rafetee ñu xam ni dara indiwu ma fi woon lu dul woon defar rek. quoi d'accord loolu. waa dóorante ay kurfañ après ku ne dem. dama koy tooñ rek ok comme sénégalais yi dañuy yàkkamti kon Papis Balde lii moo ko jëlee ci Soriba dafa sikk mais Papis du fa xaar dara mais léegi comme moom lay diiranteel mbagg ñi ngi xaar di yóbbi Papis. non day am. damay ragal Sori bu yóoxoo nga xam de. day am. mais comme moo la formé. donc la ne ca papa ji day ne ci doom ji rek. day ne ci doom ji loolu bul sonn Sori li ma sàcc. loolu diwo bu doy waar lay doon de. li ma jël ci moom dafa bari. dafa saay-saay tak ci kanam lañ koy xam. dafa saay-saay ci musique. waaw moom boo gisee mu gën ma mere sax. dafa xam ne dama ko jege woon trop te li ma roo ci bari na. ok waaw da ngaa sàcc yëfam daw technique yu bari dama ko dugal fii. da ngaa sàcc yëfam daw. noonu la demee. merci beaucoup. am internet Sunugal 24 dañu leen di jaajëfal encore une fois ci topp gi tànneef gi ak kóolute gi. comme à chaque fois yéen ñi nga xam ne yéenay toog di ñu seetaan bàyyi seen i yitte yëpp di teewlu li nga xam ne moom moo di suñuy programme wax metti na waaye di waxti kenn déglu laa gën a metti kon bu ngeen bàyyee seen lépp rek di ñu seetaan dañu leen di wax jàngeen jëf bu jubee ca yàlla la lépp lu ci dëng ci ñun la de ñun dañoo sikki de kon dañuy jéggalu rek de leen ñu baal xam nga mais nag Sénégal nii la tëddee waxtaan ka foo ak ree waaye itam des fois ñu dugal ci li nga xam ne moom moo di lu doy waar loolu rek Libaas xam na li may bëgg a wax booy leen di ànd ak ñun ci suñu programme abonné activer seen cloche de notification mën a am suñu vidéo à temps réel d'ici là portez-vous bien Libaas mi nekkoon ci technique bi cant ak ngërëm daf koy ñeel di ko wax Seydi Coro yow loo deful baaxul caméraman bu mag benn nit ñaar ba ñetti caméra d'ici là portez-vous bien di leen ñaanal kenn dalu jàmm week-end bu neex a neex